bismillahi may tàggu yàlla rahim may tàggu yonantu maa ngi tàggu jibril yaa salaam tàggu mbàkk burub julli gaay kar jin mar jin jos num tukkee ngullu kut ngullu kuren ngullu fa yàlla xurbi ndaa tàll lu la gis du la lekk bismillahi may tàggu bam làmb te ngi jéeñ maam gisoo nga ca mul suye nga ca laañaar mbañ faale nga ca ñoxoo ba maasa nga ca gurgureen yil faye nga ca pay pay Usmaan Jaañ nga ca njomba maru baa nga ca waalo Amadou Ba Sina nga ca waalo mudu ngub jee nga ca salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziar amaan mbégte bu baax ak contentement jàkkaarloo waat ak yéen ci Lutte TV waaye jàkkaarloo waat ak yéen ci lu bees tax muy à la une mu nekk émission bu bees tax ngeen koy am chaque mois benn yoon te nag premier numéro bi ñu ci dalal ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Gueye deuxième tigre de Fass ñu war a waxtaane nag ci 4 pages page 1 bi dañu war a waxtaan ak moom ci làmb démb waaye deuxième page bi dañuy waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy actualité làmb troisième page bi ñu waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy métier bi nga xamante ne instant bi moom lay suivre mu nekk bu bàyyi làmb bokk mu nekk ci mu métier journaliste wala boog consultant moom mooy ñu andi ay leeral ci loolu quatrième page bi ñu ci waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy analyse combat yi nga xamante ne jot nañoo taxaw techniciens yi nag ñu jàpp ne ay techniciens rek ñu laaj ko ci combat yooyu noonu mu faram-fàccee nañ ko ñu ci ànd nag ak waa le Phoenix yaakaar naa mooy fii point boo passé kër Ablaye Wade rek di dem relais moo nga féete sa droit fii lañ koy defee waaye nag di ci ànd ak suñu sponsor numéro 1 muy Welma boutique moom moo ko génnee fi mu génn nii tey moo ma génnee fii dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp ñu waxtaan ak moom ci à la une xaar leen fi ku nekk nag képp ko nga xamante ne nag ndaanaan nga am nga loo mos a def ci làmb moo xam promoteur la moo xam reporter la moo xam mbër nga woon xaar leen fi ku nekk daal Père maa ngi lay nuyu bu baax di la ziare. maa ngi delloo nuyu Lamine di nuyu waa Lutte TV seen chaîne préférée leen encouragé bu baax ci taxawaay bi ñu taxaw ci làmb di am contentement trop nekk seen premier invité émission à la une bi wax dëgg yàlla mbir yi bëri nañ fi trop bu ngeen ma taamoo rek mbégte lay nekk ci man maa ngi am mbégte trop ndax suñu collaboration yàgg na yéen ku bëgg làmb rek dañ lay bëgg ku bañ làmb rek doo ñu neex dañ mën nañ la bañ a bañ. waaye doo ñu neex di profiter ci occasion bi di nuyu aussi ki ma solal muy Welma boutique. waaw www.welma.com. waaw boo ci duggee rek am na yeneen yu bari yu ci am yoo xamante ne bokkul ak habillement bi rek. dañ def musculation dañ def dàll dañ def plein de choses yoo xamante ne vraiment boutique la bu jara dem xool parce que li ñuy def rafet na. gis ngeen ni ma jekk nii ni ma taaroo nii. waaw dellusiwaat naa am 18 ans. waaw grâce à Welma. tey kay moom daaneel nga mbay jëf. ñu nekk ci restaurant boo xamante ne aussi. accueil bu extraordinaire dañuy vraiment dañu téye Phoenix dañuy téye comme ay roi noonu la le client est roi installé ñu depuis porte ba fii design bi rafet na plat yi neex nañu maa ngi nii di naan sama mojito donc bon merci encore le restaurant Phoenix. bërëb bi nag ni mu taaroo noo ko gisee. mooy ni ma expliqué léegi gis nga ni ko agencé parce que dugg ci restaurant di lekk très souvent du lekk bi rek accueil bi dafa am solo. ni ñu tegee table yi am na solo mélange de couleurs yi am na solo maanaam décor bi vraiment c'est nickel c'est propre voilà macha allah. comme ni leen ko Père Tafa waxee rek yéen a ngi gis image yu noonu tamit waaye ku leen bëgg a jot mën nga leen woo ci seen numéro téléphone 33 865 96 81 beneen numéro bi 77 873 05 05 mu mel ni ñoom lañ ci àndal di ci ànd ak waa Welma comme ni ko Père waxee Welma boutique. nekk Sacré-Cœur 3 derrière boulangerie zone mbedd Mbaye Dieye Faye yaakaar naa ne boo fa demee rek di nga gis li nga xamante ne moom mooy panneau bi comme ni ko Père waxee dañ jaay ay matériel sportif
costume yi nga xamante ne nag président Macky Sall moom lay sol foofu rek nga ko mën a gisee. les VIP. waaw les VIP l'habilleur des VIP. waaw ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziare moom tamit Mouhamed dina jàllale numéro am comme moom mooy sponsor bi di ñu jàppale ci émission bi nga xamante ne mooy Sport à la Haine ni ma présenté concept bi mu nekk 4 pages noo gisee. am na solo parce que nit ki pour faciliter tâche bi ñuy seetaan booy ne kàddu gu njëkk gi mooy une bi nangam laa ko ci laaj ñaareel bi nangam laa ko ñetteel ba ñeenteel bi day tax ku jàll ci question bu njëkk bi yaa ngi xaar question 2 bi donc c'est extraordinaire ni nga ko présenté nii et ñu di encourager encore une fois et fas yéene nag loolu ñu laaj rek ñu tontu leen ko. waaw balaa ma ñëw ci laaj bi mu mel tamit li TV dafa mel am na lu ñuy xaar ci ñoom parce que ñu ngi bëgg a yàggaguñ fi mais ñu ngi fi bëgg a yàgg wala yàgguñu fi mais ñu ngi koy bëgg a xam yaakaar naa jot na ko instant bi genre yu mel ni ñu leen koy jox. mais bu doxee ñu koy def 2 fois. da ngeen xaw a yéex sax ci def bi nii waaye nag chaque chose à son temps ndax li TV mu duggee si làmb ma gis Ibrahima le directeur ni muy doxalee bëgg làmb c'est-à-dire ni ki booy métier booy def rek ak fooy dugg di fa liggéey rek day fekk nga bëgg ko soo ko bëggee da nga am passion bi am amour bi di nga ko mën a réussir donc bu ñu fàtte ne aussi li TV deful rek ay émission 1 2 3 bu ñu fàtte ne mooy site fi njëkk a def pay-per-view ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux del soit def Modou Lo Balla Gaye donc pay-per-view yi fi réussir yëpp li TV moo ko def am na ñee ñu defaat waaye bi ñu defee tamit dootuñu ko defati. ñu bëggoon a def. non parce que am nañ expérience affaire bi expérience la donc man conseil bi may jox rek surtout les lutteurs les promoteurs yi bëgg a tëgg jamono huis clos bi ñu nekk nii li gën mooy ñu seet si li TV am na expérience bi. boo amee expérience 3 ans 4 ans ci dara boo ko la ki ci doog a dugg te c'est très compliqué très difficile de affaire pay-per-view. xoolal rek muy bëri ak. Ngalani ak comment. Ngalani ñaata fan lañ toog doo ko jot ñun. waaw semaine. mais xam nga jamono jii nekkul jamono spectateur jamono huis clos la. mais ñoom def nañ huis clos def nañ pay-per-view mais Sénégal mënu ko jot bi ñu koy jot dañ ko dugal dañu ko baaxee dugal ko ci YouTube bi ñu koy doo ko jot. dëgg la donc yooyu nag expérience boobu wax dëgg yàlla nag paroma de mais li TV moo ko am ci Sénégal pour le moment. macha allah kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax sage bi mooy wax ñu commencé ko ci làmbu démb ku ne làmb wala boog képp koo xamante ne mbër nga am na ñoo xamante ne dañ ko doon. lan moo la dugal ci làmb ba nga ko doon ci say papa wala ci sa maam wala ci sa yaay côté yaay fan nga doonee làmb wala Mbaye Guèye mi nga xamante ne moom mooy sa mag moo la dugal ci làmb. waaw li ci gën a fës daal gën cee leer mooy Mbaye Guèye Tigre de Fass moo ma dugal ci làmb ndax li naan tubaab naan en mangeant qu'on gagne l'appétit ndax tibb ceeb bu njëkk ba bu neexee rek yàlla sekkee ni bu ngeen baal ma ak jaween yi. waaw tibb ceeb bu njëkk bu jàllee. bu neexee moom di nga am courage yu gën a lekkaat. waaye bu neexul saf xatta xorom moom du ñaaraat donc nag suñu grand frère dafa nekkoon presque yor suñu niveau papa mag ñi lool doon suñu kilifa doon ci làmb gi di bëree ñu ngi ci kanam mag gis ko muy bëree loolu moo ñu piqué pour ñu bëree waaye nag ci biir gàttal nag comme que njaboot dafa gudd sama yaay doon na wax ne Mbaye Guèye de bëree bu muy bëree ñu ko doon ci maamam Sanor Ndiaye ci ay jamono yi peut-être est-ce que jiitul Modou Khoule mbaa ay Modou Khoule la mbaa yu mel noonu parce que damaa dégg ñu naan Modou Khoule ak Sanor Ndiaye ci ay jamono xam naa ñi ma gën a ëpp expérience ci suñu mbëri njëkk yi mën nañ ko tekkar ñi en tout cas daal Sanor Ndiaye boobu daal maam la ci Mbaye Guèye nekk maam ci man yàlla dogal aussi suñu famille am 4 nit yu bëree Mbaye Guèye bëri na Baye bëree Papa Guèye sama grand frère bëri na Ablaye Guèye ñu gën ko xam ko tudd Abdou Guèye nekkoon policier garde corps président Ablaye Wade doon na bëree mbapat moom tamit man tam may bëree maanaam suñu famille daal maa ci 4e bu mujj a bëree fa la tëjee nag ndax maay caat bi presque donc famille la li ko waral nag Lamine mooy footballkat bi tamit kër bu am footballeur day mën am chance bu bëri footballkat gisoo doomu footballkat yi xanaa mbër yi la ñuy wax rek waaye damaa doon bëri rek damaa ngéntee xaalis. ba ci waykat yi. ba ci waykat yi yeeg lépp rek am mais loo doon mu dëgg ndono la sidit la bëree sidit la comme ni ñu koy waxee mën na wàcc ba ki sët ak sëtaat ndax ñun peut-être man sama doom mën na bañ a bëree sama doom mën na bañ a bëree mais sama doomaat doom sama arrière 3 fois petit-fils mën na nekk mbër su ko defee ñu naan amoon na papa yu doon bëree voilà quoi donc moom mooy ndono rek la làmb daal sidit la. côté papa moom yaakaar naa non côté papa moom vraiment dégguma ci kenn ku doon bëree déggoon naa ci nag ay boxeurs ak yooyu ci autant bien avant l'indépendance am nañ suñu benn doomu nijaay boo xamante ne parce que moom mat na ma papa bu la nekkoon un très grand boxeur ñu ko wax Abdou Seck dëkkoon Xolpa voilà mu nekkoon un très grand boxeur bien avant l'indépendance
donc loolu mooy sama côté papa. ok loolu am na solo léegi Tapha Gueye ci lan la jaar avant muy dugg ci làmb jàng nga ba egg fan. comme Sénégal di nga tàmbali laata ngay dal école nga dal alxuraan ne si alxuraan di këll-këll njàngum gumba su jeexee 6 ans ñu dugal école nga dem ba premier def examen nga am jàll amuloo dem toog jàngi métier man nag ci foofu laa jaar après en temps 6e dama dem jàngi métier bi ñaan soudeur métallique jàng naa ko vraiment lu tolloog ay fukki at quand même ba ni mu dugg ci arène bi nag di dugg ci mbapat yi boo commencé dugg ci mbapat bi nag laa commencé lâché di teggi tànk ci liggéeyu soudeur bi di ci dem ba nekk champion et donc durant toute ma carrière ci biir champion nag musuma liggéey daanaa nag liggéey naa journalier raffinerie bu mbaaw lakkoon naa fa lakk yu metti danga loxo bi mi ngi nii ak sama tànk fa lakke woon en 19 non boobu maa ngi ci mbapat c'était en 83 84 yooyu laa lakkoon ci raffinerie de mbaaw comme soudeur et port autonome de Dakar aussi am na ay temps Amadou Kati Diop amoon na fa benn chantier doon sécuriser ay conteneurs daanañu jël ñu fay dem di faree ay journée à part loolu nag vraiment bëgg laa def ba sama carrière jeex ma ñëw toog dugg ci yaa ngi naan sànq journalisme déedéet ma dugg ci consultance nekk un consultant nag moom boo ko déggee gis nga ko ci football yi gis ko ci basket bi ku jëfe woon la jëfe jeex nga ñëw toog ñooy laaj ngay tontu ci li nga xam tontu nag la ca baax mooy la nga xam booy tontu da ngay tontu ci li nga xam moo tax place consultant làmb da ngay xool ku bëre nga teg ko fa mooy gën a ñor ku bëriwul néew ma nag ku bëriwul munoo ko doon ndax am ñoo xam ne bëriwuñu wala seen bëri xóotul waaye am nañu xam-xamul làmb fekk nañu am nañu vécu mu ngi mel ni nga ne entraîneur bi nga xamante ne dafa jaar ci football ak entraîneur bi nga xamante ne dafa toog jàng ko ci ay këyit très souvent boo xoolee entraîneur yi gën a émerger gën a siiw gën a doxal nii jaar nañ ci football ndax yëg-yëg baag métit baag fa footballkat bi toll foofu ngay ëpp expérience ki nga xamante ne ci kaye la ko teg ak ci bic ak tuuti pratique voilà quoi. ok loolu am na solo léegi kañ nga dugg ci la mbapat bi. man maa ngi sama premier mbapat maa ngi ko bëree 1981 nekkoon un très jeune lutteur maa ngi commencé sama. boobu yaa ngi am ñaata. boobu maa ngi am 18 ans yooyu wala 17 ans démarré ko fële ci Yoff mbat bu jour boobu sax Birahim Ndiaye mii maa ngi ko nuyu de passage le khalife général Kouloumbar le trésorier de l'association des sages de la lutte moo doon arbitre combat boobu su ma fàttalikoo sax maa ngi ko fekkoon mu sol blouson Marlboro bu rouge di arbitre nii góor gi Malick Niang bu Yoff ndeysaan ancien lutteur moo ko fa tëggoon ma ñëw fa bëree fa fukki combat ak ñaar daan fukki yeeg benn fukkeel beeg ñaar ñu daan ma ki ma daanoon nag mu ngi tuddoon benn mbër bu tudd Abassa nekkoon doomu Malick Niang moomu mbër mu amoon taxawaay la man dama foogoon ne sax du nekk mbër mu amoon taxawaay la amoon jëmm amoon doole ndax bu may daan sax doole la ma daane da fekk dama bëri 11 combats ba toqi mu ñëw modd ma jaay ma doole daan ma il était grand mat na ko war na mat 2 mètres comme baay bi rek boo gisee rek macha allah ñu gis ne ku jur doom deewuloo moo baay bi amuñ dara leen wutalee moo ma daan ci mer ngemb ndax moom daawul sax bëri waaye mbëru lébu yi nag moo tax ma ne bëri cosaanu bëri dafa doy waar boo demee ci côté lébu yi dañuy wàcc ci gaal gi ne runkum daje commencé bëri loolu mooy def mbëru bi nga xamante ne mooy mbëru lébu bi mbëru séeréer bi tamit day wàcc ci géej gi gaal yi bëree mbaa mu bay ba yaramam tàng mu bëree boo demee ci mbëru alpulaar bi day sàmm ay nagam ba yaramam tàng mu xool nag yi ñu suur ñu commencé songu bëree donc bëri cosaan la bu neex a définir neex a wax xeet bu nekk ak ni ngay bëree xeet bu nekk ak ni ngay ngemboo donc Sénégal dafa yaatu rëy moo tax ma ne Sénégal la ñu waroon am du bëri ay roi des arènes rek Sénégal tant que amuñu ay champion du monde de bëri suñu njam dees xamin muy lutte olympique muy lutte gréco-romaine nous sommes capables am ay champion du monde yoo xam ne man gis naa leen nii ak sama bët xam ne kii ñetti weer dong boo ko tàggatee mu dem léegi indi le champion du monde ba champion olympique nañ ko taxaw ci loolu am na solo trop ndax le plan international tamit dafa am solo day tax ñu ràññeeku Sénégal ci wàllu bëri ndax boo ne dëkk boo dem ne Sénégal bëri dañ naan sport Sénégal bu ñu njëkk dañ naan la bëri waaw te nag mënuñu am benn raaya sur le plan africain sax amatuñu benn raaya donc gars yi foog ñu defaruwaat taxawaat liggéey li olympique bi ba vraiment ñu mën dem di indiwaat ay raaya comme ni ko ñoom Papa Diop ñoom Double Less ñoom Papa Touré ñoom Kati ñoom Ambroise ku mu mën na ma jéggal ni daan defee chaque année ngi dem indi ay médaille d'or dafa léegi la bëri gën a neex léegi la moyen gën a am léegi la xale yi gën a am doole. dëgg la loolu am na solo wax nga ko sànq ci mbappatu Yoff bi nga di bëri nga fa 12 combats foofu ñaata ngeen doon soo leen doon bindu kon. 12 combats ci benn non mbappat daaw la mu bindu. lan moo tax da ngay samp ndënd rek
bindu léegi la xew lii ñax lii di mbapat de lii bu ko kenn tuddee mbapat de gars yi koy tuddee mbapat mais mbapat bu njëkk amul bindu amul licence amul dara mooy apprentissage yu làmb guddi lay doon bu ñu reeree ba pare ba lekk cere ba rek gars yi commencé tëgg ndënd yi ñu commencé bëre fu dëkk bu ne mbër jóge fa gax bu ne mbër jóge fa ku ñemee sa morom dëkk ko ngeen bëre moo tax nga mën a permettre nga bëre fi combat ñaar. soo daanoo da ngay bàyyi wala. boo daanoo mën ngaa bëre mën nga bëre fi combat di daan benn bu ci topp ñu daan la di daan benn bi ñu daan la. ça dépend buñ la daan itam du tee kenn bëre te bu njëkk itam buñ la daanee gars yi duñ la gedd na duñ bëre ak yow. mbapat yu mujj yi ñun bi suñu carrière jeexee ci mbapat ñi mujj ñëw buñ la daanee dañ lay gedd kon bëgg a bëre ak yow parce que dañuy xëccoo kan moo daanuwul wala que ñu xëccoo ki daan combat yu bari ki daan combat yu bari moo ko mënoore mais dañuy xëccoo ko daanuwul ka yow ay champion bi sax mën naa mu daan benn combat ñi bëgg benn combat boobu daan fekk na am na ko bëri fukki combat ñaar daan fukki benn ñu daan ko benn dinañ kii bëri combat yi bëri na de waaye itam kee daal moo dafa daan ubbi moo daan ki fi mën bu njëkk léegi nag après xale yi dañuy yeeroonte dañuy yeeru Moustapha Gueye day ñëw fekk fa Mansour Diop fekk fa Balla Beye fekk fa Sa Xombal fekk fa Serigne Kane fekk fa ñoom Malal Ndiaye ak ñoom Yaaya Jammeh toog di yeeru du ngembu di xool Mansour Diop daan Yaaya Jammeh di lagaat mu jóg def ma ngembu dëkk ko su ma ko daanee lamb ci tas noonu mujj gi moo yàq mbapat mbapat dañ daan bëree 9h ba 3h du matin fekkee naa ko ba tàyyi léegi nag mbapat amatul léegi mbapat bi ñu woowee mbapat nag mooy le promoteur ñëw teg mise am mise dem na bàyyi 10 millions dem na bàyyi 15 millions dem na ba ci ay oto dem na ci ay nag monde moo changé bu ko defee nag ñu ne gaal gi la wala Iba Mar Diop la wala Demba Diop la bu ko defee ñu ne licence la daal di tànn ne fukki ni ne 55 personnes ñooy bëri ci poids lourd yi 53 personnes ñooy bëri ci poids léger yi léegi sa mbër mu tagg waree dëkk bu frontière Gambie ñëw ba fii ñu ne ko mat na mu mañ ne ko ñu buwaat pour mbapat nag différence am mooy da nga ñëw ngemb rek commencé la gàtt te ngemb ba nag la ko daan waral mooy mbër sax dëgg ndaanaanu mbër dëgg mbapat bu ñëw daaw indi sër day ñëw la gàtt tuus rek jànq ji wala jeeg ji njegamaar yi sànni ko sër mooy sër bi ngay ngemboo maanaam sa supporter la mu sànni la sër nga ngemboo ko waaye léegi mbër ñi meetul dem ci mbër mbapat ñu koy sànni sër bu koy ngemb moo tax ñàkk wóolu gi nag fañ ko teg rek mooy affaire ñaan ak sëriñ ak fu sër bu jege fu mu jegewul alors que mbapat moom fola loo ko waajal fola ak foo ci mënta jaar fola léegi nag mbapat yi ma gis ndax man sa waay damay dund làmb damay dem ba ay Foundiougne si daan làmb damay dem ba ay Passy si daan làmb dégg làmb am na place sàngam rek ma di gis mbër bu mën a bëri rek ma taal sama oto dem danaa dugg sax ci làmb ba toog te kenn du ma ràññee toog di seetaan ba mu tas ma ñibbi nga xam ne kon bu fa demee da nga gis cosaan pire nag vraiment bu ñu moo tax ma naan souvent la lutte est sérieure boo demee ki dugg séeréer yi lëndëm yi lamp yi leerul gis ñu taal ñetti lamp dong ci digg géew bi ci mu kaay sax du leer nga gis fa ay xale yu bëri comme jinne di naaw ba lamp yi dagg nga xam ne ñii ay ndaanaan lañ ci ay bërikat war nañ nekk ay grand champion ci lamb ji waaye da nga gis mbër mu bëri ba ub lamb ya ubbati ko te sax dugg arène gis naa ay boy yoo xamante ne potentiel bu doy wala ñam ci wàllu bëri seetaan naan ba tay ci àll bi. ok loolu am na solo léegi boobu ñaata lañ leen doon tegal wala dañ leen doon fay par combat. mbapat da ngay bëree ba pare ba mu jeex ka tëgg mbapat ma la mu jaay ci billet 200 300 suñuy jamono nag suñu mbapat billet 100 francs la 200 francs man yaakaar naa ne billet bi gën a cher ci mbapat maa ko jaay man parce que boobu temps man damaa bëri ba jeexal mbapat Youssou Ndour mi ndeysaan maa ngi ko nuyu de passage ñëw ci mbapat ma ñu tudd ko ne ko dañuy yaay paxee ne mbapat mi fekk moom tam jour boobu moo doon dem tëggi benn soirée Casine Samba Diéry Diallo mu jógee fa ne day jiitu ci man doog a dem Casine Samba Diéry Diallo ba mu ñëwee jour boobu Zallo moo fa bëreeg Balla Beye mii combat bu jaxasoo ba léegi joxewuñu télévision lañ tegoon maa fa njëkkoon jaay billet mbapat 1000 francs mosul am ci yooyu jamono boobu maa ngi ci digg affaire yi Zallo moo fa bëreeg kii mii Baboy mii ñuy bëri ba àggul waaye comme que àggul woon nag fekk championnat la woon Baboy itam maa ngi ko dégg muy réclamé naan moom télévision bi dañ ko war a jox parce que moom moo daanoo nag yu mel noonu quoi mu xaw a jaxasoo mbapat nag boo musaan tëgg ba pare da nga naan écurie Thiaroye yi ñëw nañu nga jox leen seen paas la tudd écurie Fass nga jox leen seen paas ki tëgg làmb gi daal moo dem xool contre mbëri da leen bëri paye làmb gi des 3 heures du matin ñu taxaw di xaar moom làmb ja dem këram calculer ñëw jox leen seen paas la tudd ñun nag bu ñu musaan jox paas ci làmb amul kat jëb ak tubaabu joor dañ daan temp ndànk rek dem Fass
dugg ci tànganaa yi jël kilo mburu ak kaasu tànganaa lekk ba rek doog a tëdd nelaw. ñaata lañ la daan jox foofu. xam nga da ngeen di mat yenn saa yi nga may 15000 wala 20000. non non 15000 non ah non ay bu bëree bëri ay 5000 lay doon mbaa 3000 francs oui bu dee samedi nag mooy gën a duun ndax samedi ci la gars yi di ñëw kilifa yi ñu bari di ñëw mais non seulement sax xaalis bañ a jox paas na ndax mooy cosaan ba mais boo amee ndam ci mbapat mi booy wër gars yi ñi may ay ñi la may 1000 francs ñi la may 3000 ñi la may 500 yenn saa yu ne ah diggante combat diw ak diw teg na ki nangam comme man mbapatu Fass bu nga xamante ne dañ ko dëgg à Fass bu waa ASC Ndeye ji réew maa nga mos a fa ñëw di bàkku si ànd ak Ibou Diop ànd ak du bàkk numéro 2 ñëw Ibou Nafa daan ne maa nga jël micro bi ne teg naa 5000 francs ci diggante Moustapha Gaye ak Ibou Diop xam nga loolu bénéfice 5000 francs la ci man bokk la soo paree passe bi ñu la jox donc fa laa bëri ak Ibou Diop fa laa ko daane fa ma aussi fa laa am sama benn supporter bu tegoon 10 000 francs sama diggante ak Langsane na ko yàlla yërëm fa la ma Langsane daane man aussi boobu temps Langsane mi ngi ci arène bi mi ngi ci mbapat mi ñëw ndax ma daan ma ci mbapat ma ndeysaan moo tax làmb yaatu na trop léegi nag xale yi malheureusement mbapat dematuñu mbapat tëgg mbapat sax amatul doo toog fenn 9 heures ci guddi dégg ñuy tëgg ay mbapat amatul te loolu mooy delloosiwaat nag ñu am ay mbër yu bees yu mun a bëree mais làmb séeréer yi ñuy woowee mbapat boo amul doole demoo bu wóolu sa bopp bu ko def compétition doo ca dem dèjà booy dem da ngay sentir rek maa ngi dem làmbu séeréer waaye loolu bu njëkk la woon léegi nag nekkatul làmbu séeréer boo xam ne Franc Ndiago dafay ñëw di fa ubale ay Serigne Ndiaye deux ñëw di fa ubale ay Gora Sock di fa ubale ak yeneen mbër ay Pape Thiam yooyu ngeen di wax ak ay Petit Lo ak ñoo ñëpp bugg ci mbapat yi dem nañ ba comprendre ñoom pour ñu nekk ay mbër ci arène bi dañuy dugg ci mbapat yi di compétir comme Reug Reug ni mel ne compétition moo tax mu mën ñi yëpp booy demee ci mbapat yi sax foo dégg mbapat samedi dem bëree nga jël ndam ak nga jëlul ndam nga delluwaat dimanche nga dem bëri ji daf lay yokk lu wàññi ndax entraînement yi nga entraîné sa écurie lim lay jariñ mooy entraînement ndax miin naa la miin nga ma xam naa la ñaar moo tax entraînement écurie du compétition loo entraîné écurie war nga dem compétir ci biti pour mun a compétition boobu ngay def mun na amal njariñ moo tax booy ne ci mbapat bi di bëre buñ jógee ci arène bi ñëwee mën nañ fekk ci arène bi. dégg naa sànq nga tudd Malane Ndiaye Malane Ndiaye benn la wala dafa am bu ko jiitu. Malane Ndiaye benn Malane Ndiaye la ñu xam ñun Malane Ndiaye agara Malane Ndiaye su musaan ñëw ki lamb si la ñaan Malane Ndiaye agara maanaam Malane Ndiaye ñëw na Malane Ndiaye ñëw na bu ko defee ñi ragal a bëri ak Malane Ndiaye du ñu takk seen ngemb ñi bëgg a bëree takk mooy mu ubalee lamb séeréer yi xam nga booy xoolaat Yékini moo ñëw ubale bañ dàq ko ne ko doo bëreeti après gis Paka la ñëw ubale après nag ci la Malane Ndiaye ñëw ubale après Malane Ndiaye ci la ñeneen ñi ñëw nag. damaa foogoon da ngeen a bokk génération sax. Malane Ndiaye Tafa Gueye numéro 2 la bokkal génération. ok ci mbapat ñenn ñoo la ci gënoon a sonal. mbapat ki bu ci gënoon a lakkal Mbacke Ba ci la bokkoon am na benn waay bu ñu woowee Pape Diop numéro 2 kooku dafa man xam nga dafa muumu woon na ma yàlla baal mais doo daawul wax dafa ñuul kooku dëgg këcc mën a bëree wax dëgg yàlla. bëgg naa ci am na ñu ma fàtte ñoo xam ne sax nekkuñ ci arène bi wala boog bu ñu jógee ci arène bi gars yi xamuñu ne jotuñu def seen ton seen tur mais mbapat dafa amoon ñu lakkale mën a bëree da ngay bëri ñu même Malaw am benn bu turandoo bu ñu wax Malaw Fass Pikine la woon damaa mos a bëree moom bëri bu métti ci mbapatu jidda boobu laa doon bale bii mbapatu jidda ci biir Pikine ñoom gën a Idda Fall ñu ko woon arbitré ma bëri moom bëri bu yàgg tamit mu doon xale wow boo nga bëri ci jour boobu la ànd ak man ñoo écurie Fass nekk écurie Fass ba nga ni ñu ko xam Malaw Samba Yacine ma nga dëkk Tëngéej léegi mais voilà quoi ancien mbër yow tamit ñeen nga gënoon a sonal ñeen nga nenn woon ñi nga xamante ne ñi ma nenn woon bon en fait Balla Beye nenn woon naa ko Saa Xombal nenn woon naa ko Ibou Diop nenn woon naa ko Lac de Guiers 1 bi nenn woon naa ko peut-être ñoom Lac de Guiers 2 su rakk lañu woon nag ñu leen magoon mais bu ñu fekkee dañu bëgg a bëre ñun dañuy ñëw dëkkuñu bu ñu dëkkee ne dañu nangoo bëre ñun bu njëkk amul bañ nangu rek moo am donc ñoo ñëpp ñu ma nenn woon Aliou Diouf nenn woon naa ko parce que daan naa ko moom tam nenn woon na ma yana Cheikh Mbaba dégg nañ mbapat daan naa ko mbapat Jibi Diouf bu suñu daj Aliou Jonn daan na mbapat ñoom kat yi pour nga expliquer la mbapat na mel rek quoi daanante la woon seen biir waaw daanante la woon seen biir mbër ñi nga xamante ne tam gars yi xam nañ leen ñan nga ci jote laaleel sa génération ay Baboye ak Jules Balde ak Père Max Margane ñu def sama génération Baboye rakk la woon ñoom suñu topp sama génération lañu woon Jules Balde ko mag
Jules Baldé ko war a mag oui bien sûr su ko magul tam moo ko njëkk a ñemee bëre parce que Baboy Zallo la génération dool ñu dajeen mbapat Jules maa ngi moom normalement làmb boolewuñu woon waaye comme que dafa doon xale bu sopp bëgg bëre te moom day galgal ñay ni ko wéykat bi ko def Fallou Dieng boo bëgg ndam xaw ma lan boo galgal bëgg ndawal ba texee galgal ñay si tànk dina dem yooyu lay def moom dafa tuuti woon gàtt bëgg bëre nag ñemee bëre Jules mosuma ko bëre gis mu bëre mu tollool ñuy bëri ñëpp ko ëpp donc moom damaa bëre daam sugeet arène man daan ko dimanche bi ko topp ma dem arène Émile Badiane bëri ji ma pot fekk ko fa boobu la bëre ak man ma daan ko fa noonu la ko am ñu daan bëri arène dem bëri ji ma pot. Père Max Mbargane dégg naa bëri ngeen. daan bëgg nañ benn yoon lañ bëri benn yoon laa ko daan. Pikine ñeen nga fa bëree laat. Pikine. Tyson yooyu wala ñoom. Tyson non ñooñu génération bu ñu Balla Beye Pikine. Yékini mbas ngeen a bëri mbapat. Yékini non Yékini barki démb la itam yàggul Yékini maa ngi bu Zallo daa poche de l'état mu bëreeg moom. yàggul Yékini bi ñu bëree boobu tax man maa ngi ci biir arène bi pleinement. sa premier combat arène ban année la. son premier combat arène. kon ñaata lañ la fayoon. 1986 laa bëri juillet 1986 laa bëri mbër bu ñuy wax Doudou Diom laata juillet 86 boobu nag dañ ma nommé woon combat ak Doudou Bakk numéro 2 boobu tax jaraaf moo tëgg làmb ji ma ñëw ba ci làmb ji sama adversaire ñëwul ñu déclaré ma vainqueur quelques fan après ci laa doog a bëree ak ki ñuy wax Doudou Diom sama premier grand combat Doudou Diom bi ñuy bëree ndeysaan Pape Mbaye sama manager yàlla na ko yàlla yërëm dañ ñëw ba ci làmb ji mooy du mu bëree waxuñu ko woon kii ndax boobu bu ñu lay nemee ki ngay bëreel doo ko xam dañu nemee ñaari mbër rek ngeen ñëw bëre bu la ëppee ngeen bëre ci boobu Mor Ngeer mu doon bëre ak grand moom Mor Ngeer na ko yàlla yërëm moo doon bëre grand Mohamed Ali mii jur boobu Mohamed Ali moo daan Mor Ngeer man maa bëre deuxième combat ba bu ma ñëwee di bëre deuxième combat ba fekk na ma ñor xomb ci mbapat ba ñëpp yàkkante mu dugg arène rakku mbéygee bu jur boobu may bëre bi ma daanee sama combat ñi génn ñibbi moo ñu des ci stade bi ah bien sûr ah si yàgg na fi non dafa wuute léegi da ngay ànd ak ses supporters jël leen billet jox leen ndox ñu naan toggal leen añ indi leen ci stade bi soo daanee ne leen kaay ñu ñibbi pour promoteur yi ne kii li mu doon bari na mais bu njëkk loolu amul bu njëkk ñun daaw ñu t-shirt daaw ñu ko jox fans daaw ñu la fayal billet yaay débrouiller si bopp mbër mi jaral la loolu sax moo tax ñu fan si club ngay regroupé en fan si club ngeen dajaloo di cotiser di organiser ay fural ay simb ay xumbal dajale xaalis pour seen mbër bu dee bëri ji ngeen ànd ak moom jënd billet jënd t-shirt jàppale ko mais léegi mbër mi mooy jënd lépp dama ko fekk li wax nii fekk naa ay combat ba taay écurie Fass booy jënd ay billet di joxe dañuy jënd sax ba jënd lépp lu ñeen fee ñoom mais est-ce que jar na ko booy xool at jaru ko yow dañ la war a bëgg di sonn pour nga porter seen drapeau koñ donc fans yi ñoo war di sonn dajale ay koppar di fexe nu ñu ko amee su bëree jotee ñu encadré seen mbër ngemb ko sol seen t-shirt dem supporter ko ci yar ak teggin su paree ñu ñibbi mais benn nag c'était pas le cas dama ëbbale mbapat man dama bëri mbapat 81 ba 86 muy 5 ans de mbapat mosuma dugg arène bëri drapeau chef de l'état ci yooyu jamono yi ma jaar yooyu dafa xaw a bëri ba gars yi ràññee ma ci làmb ji ba ku ne naa muy xanaa doo bëri arène moo tax sama premier jour combat boobu làmb jooju ni mu feesee dafa ëppoon bu Mor Ngeer di bëri ak Mohamed Ali moo tax may ne ba ma daanee dañoo xool làmb ji genn wàll làmb bi dem seen yoon bokkatuñu presque loge bu rek fa desoon te dafa xawoon guddi tuuti Doudou Diom sama ménager mënoon na ma doo bëre ku waxuñu ma kii waa ji ëpp ma fopp te man ñi mosu daan béy ñu ëpp boobu temps maa ngi doon peser ay peut-être lu bari 80 kilos sama adversaire ñëw passé 100 kilos yi nag ñuul kukk nag gars yi ragal jour boobu bëri xale bëri joolaa laa bëri ak moom ndax dafa ñëw di ma dóor si ma dajeeg moom arrêt bi dal ci bët bi commencé tuur ndox mu taxaw ma gëdd ko nag ëppal mu daw àgg ma fu sori waaye nag kooku mbëru tànk laa woon nag mu jaar ma ci pokkataan buddi ma yenoo ma taxaw ma galgal ko suuf jël sama benn tànk yëkkati ko ci kaw nag bàyyi ko sama poids bi téye ci ngemb la comme bëre joolaa stade bi yuuxu téye na ma fa lu ma 2 minutes téye ma nii téye li ma doon xaar mooy mu cëppeel ma ba sama tànk bi tegu may ma appui daf ma cëppeel rek ma xàttal bi ko maanaam galgal xàttal bi am galgal mbot jol am galgal xàttal bi mooy boo galgalee nekk ndejoor boo xàttal bi da ngay xool sa ginnaaw côté bële mu daanu foofu noonu laa daane sama premier combat muy Doudou Diom ba ma ko daanee
ndeysaan ñoom Alaaji Amad Diène ñoom Papalo ñoom ñëpp tey jii wuyu gi ne suñu borom lañ ma may ci ay 1000 francs ki téeméeri ki junni Amad Diène moom mu ci ko may 10 000 francs Papalo bu def ci 10 000 francs stade bi yëpp di ma may te yéeg naa ci kaw tribune bi lu tolloog 30 à 45 minutes fu nañu ma fay woo parce que mbapat bi noonu la woon boobu mbëru mbapat laa woon ñi may may bi ñu ma may keroog li ko manqué 400 000 lu néew la te ñu ngi ma fayoon ci combat ba 40 000 ah oui sama prix combat 40 000 la ba ma ñëwee jël xaalis bi ndeysaan teg ko ci mukaayal nii Cheikh Mbaba moo ko ëmb keroog ba mu ëmbee combat ba mu ëmbee xaalis bi teg ko ci biir ci mukaayal yi tubaab joo dafa ñëw tibb daan ne alalu njulli alalu salbe njulli ci la dem waaye bi ñu àggee kër ga compté ça tourné autour de 350 000 375 000 donc pour ne bu njëkk rek mbër day daan ci kaw tribune bi ay amateuram kontaan jox ko ay koppar léegi nag boo daanee boo bëggee yéeg ci kaw tribune bi dañ naan bu ñu taxal bu ñu salteel kay garde buntu ba day taxee du yéeg. ok loolu am na solo léegi yow temps boobu noonu sa yaay la d'accord na ci wala d'accord ci woon. man sama yaay musul bañ ma bëri. sa papa. man sama papa bu fekkee sama papa bii gaa man xaw ma sax sama papa dèjà man miinu ma sama papa. ok loolu am na solo léegi derby Fass Pikine laa bëgg a xam lan moo ko andi. derby Fass Pikine li ko indi mooy avant Fass Pikine daaw ñu bëre Mbaye Guèye Pape Diop dañu daan ànd Mbaye Diop may nettali na ma moo ñoom Pape Diop dañoo ànd bëre ji mbapat ba baxoon ma tas ñu dajale lañ amoon yëpp dem Seras jënd xar pour dem tuddi Njaga Diop mii ci ay jamono mbapat mu ñu daaw ñu bëree bis nag Papa Diop Papa Guèye ak Mansour Diop ñoo waral Papa Diop Mbaye Guèye bëre ndax dañoo bëri ñoom ñaar tëwoo ci Iba Mar Diop Pape Guèye mbëkk ko xamul li xewoon lambay ko tas mais tawul Pape boobu jour boobu Pape Diop ñëwul Mbaye Guèye ñëwul ndax ñoom yaa seen kóllëre ci deuxième combat bu ñu tëggaat leen nag Mbaye Guèye ñëw Pape Diop ñëw ku ne encadré sa poulain ñu awlaa naa Samb Moustapha Ndiaye ne Pape Diop ak Mansour Diop nag bëre bi ñuy bëre seen ñaari mag yi war nañ ko bëre ndax ki dafa dëkk Pikine ki dëkk Fass indi tension ca boobu lañ taxawal combat ba nag ñoom ñaar ñu machinil mbéygee Pape Iba Mar Diop boobu jour ba sax Pape Diop moo dominé woon ba dóoroon na mbéygee sax ba géem mi ngi toj deuxième combat tam ñu yóbbaat ko Demba Diop ñu machinil maanaam Papa Diop mbéygee machine la ñaari yoon Papa Guèye Mansour Diop machine la ñaari yoon maanaam ci famille Guèye daal ak famille Diop daal yàllaa leen boole ci làmb ñaar ñi ci gën a mag dañoo bëri tëwoo ñaari yoon ñaar ñi ci gën a ndaw bëri tëwoo ñaari yoon non mosuma cee bëri Pape Diop nag wax dëgg yàlla moo andi derby bi loolu derby Fass Pikine ñu commencé concurrence nag ba ca mbapat yi mu am concurrence dañaa xeex sa mbapat jour boobu mu dëkkee Balla bi mu dóor mu ko bañ ba dagg fiil ya waa Fass yi dañoo maam topp waa Pikine yi dañu dàq jour boobu nag ba buntu Pikine nag ca raay ba waaw xamul tax mbapatu Yaraax dañoo faraloon waa Fass parce que tefesu bu yëpp Fass dañoo dund ba Tëngéej ba Tubaab Jolof foo ko dem rek tefesu bu yëpp écurie Fass ñoo leen faral léegi tefes gaag ñu nag écurie Fass ak ñëpp topp waa Pikine yi nag dal leen ñoom Mansour Diop ak ñoom Balla benn kenn gisatu ko di seey na ndax damaa dóor gars yi topp leen ba buntu Pikine làmb gi doog a tas ñu doog a wàññeeku donc tension ba ne fa dugaat ci làmb ji tension Pikine Fass daal looloo ko indi. pour jeexal ci Fass ak Pikine am nga fi ay combat sa diggante ak Eumeu Sène presque bëre rek moo leen dese. waaw wax dëgg yàlla waaw malheureusement mooy li dal promoteur yi rek nommé combat jox ñaari mbëri avance dem ba ñu war a CNG dem CNG régulier joxe reliquat parce que CNG aussi dañ fa teg jalon yoo xamante ne su avance bi ñëwul doo bëre su reliquat bi ñëwul doo bëre donc vraiment président Alioune Sarr ak El Hadj Ndiaye Rose ne daan ko yàlla bërëm doom jëkk tuggoon daj nañ ci lu ne mais CNG ñoom dañ ne tant que koppar yi ñëwul fi daal yi ñu war a fay mbëri yi la mardi combat du am noonu la combat ba yàqoo. noonu la yàqoo mais lan nga doon xaar sa diggante ak Eumeu Sène. dama ko mayoon chance rek parce que dama lamb. da nga ñëwoon pour daan ko wala da nga doon kii business rek. ñoragul nag Eumeu ñoragul woon boobu temps ñor gi mu ñor nii Eumeu lii la waaye boobu temps chance am moo doon bëreeg Moustapha Guèye te ne ma grand li ma duggoon ci combat bi mooy bëreeg tampaloo yow bëreeg yow ndax li nga doon daanoon bëreekat ndax bëre bu neex fay am. jàpp na ni moom bu bëre woon ak yow. dafa may daan. mais loolu mooy. yëpp loolu nag moom mooy moo tax mu neex ndax ñun tamit bi ñu tollee di bëree tolloo ñoon fu ñu war a bëree ak docteur Faye tolloo ñoon fu ñu war a bëree Balla Gaye biñ ñoo ñëpp dañuy tàlloon loxo ndax làmb moom génération la magante génération 10 ans la ñoom Balla Gaye bi ñuy jeexal ci lañ ñëw ñun bi ñuy jeexal si ñoom Eumeu Sène ñëw
yenn saa na nga gis ne ki war a jeexal daan na ki war a jeexal day am bataille. waaw donc nag man nag la ma séentoon ci combat bi mooy naru moon a bëre ak moom dama ko doon sifaay dama ko doon duma. waaw parce que droitier la may droitier. te xam naa ne xeex bu bënul waaw xeex laa waajoon. kontaaguma sax gàncax laa doon jël soit dinaa ko dóor mu gaañu combat bu yem fa soit dinaa ko dóor mu daanu mooy li ma bëggoon man soit nag ma koy dóor mu jóor ak man song ba jàpp sama tànk mbaa mënu ma ndomba te su boobaa tam bëri daf fay génn ndax daanaanu bërikat la ëmb seen xam nga ne. nga ne droitier. droitier la waaw. yow ngay droitier. man ma doon droitier xeex ak. dama yebu droitier nag xeex ak droitier moom dama ca yebu ndax ñi ma dóor ñu daanu ñëpp ay droitier lañu. sa combat Baboy première bi daan nga ko. jël bi rëy na mais deuxième bi moom dafa mel ne da ngaa teg ay pexe. da teguma bu ko tuddee pexe. premier bi Baboy dafa na Italie def immigration ñibbisi yàgg bëgg bëri ak man nag ñëw dëkk ma ne day bëri ak man ma nangu parce que mosuma tëj buntu mosuma bañ a bëri ak man. maa ko jiite gisoo ma sànq ci mbapat yi nee naa maa ko jiite génération Zallo la mais nag làmb boole woon nañu parce que daanoon Zallo daan quelque waa Fass bu ñëwee war a bëri ak man jógee Italie damay accepté rek boobu temps dama soxla woon naa bëri ak Balla Beye parce que dama jógoon ci défaite ak accident boobu temps carrière bi sax jeex na ndeysaan kii di Baboy kii di Lac de Guiers numéro 1 kii di Khadim Ndiaye ma leen di daan yoonu làmb mayloo ma daan leen xam-xam laa leen daan ak pexe rek mais boobu carrière bi jeex na takk ba mu des rek bëri ñeenti combat ñibbi mais loolu nag moo ma relancé ba tax mu bëri Yékini ci diggante bi pour mën ci am cachet boo xamante ne c'est extraordinaire mais cachet yi gars yi da ci woo fi yëpp mosuma ci am bu may bëri Yékini laa ko am ak bu may bëri Tyson bëri bu mujj bi yooyu moom premier temps bu bëri Yékini kon woon du yaay Yékini moo naa bañ a bëri ak moom su ma daanu woon Baboy daanu ma Khadim Ndiaye daanu ma Lac de Guiers. parce que année bi nga daan Lac de Guiers. tegale boobu ñetti combat la tegale mu 3 victoires. ok loolu am na solo léegi dañuy dem ci phase 2 bi actualité li xew ci làmb. waaw MMA ak li nga xamante ne mooy saison bi nga xamante ne instant bi ak lu làmb ñëpp dañoo bëgg ñu tijji ko bëgg nga ñëwal ma si ñaar yooyu MMA Reug Reug combat bi dem ko aborder ak mbër yi nga xamante ne bëgg nañ cee soobu. macha allah donc yan gis-gis nga ci am. li jiitu ci MMA bi damay njëkk féliciter notre grand champion Reug Reug di ko xamal ne ko sigil nga say mbokk sigil nga Sénégal sigil nga africain. parce que MMA africain yi léegi lañ ci commencé dugg mais tubaab bi yàgg nañ koy def boo demee au Japon ay Philippines nga dem ci yenn dëkk ay Hollande xam nga dem ci yenn dëkk yi nga xamante ne ay dëkk yu reculé lañu États-Unis yàgg nañ ko def. damay indi benn anecdote rek Alioune Diouf mbër bi ma bëggaloon 1992 1er janvier 92 daan ko 2 mois après ñu may ko coopération bourse mu dem dafi bëri France moo fa def 2 ans woo ma téléphone man. na ma wóor naa si numéro de téléphone fu ne dafa am benn bëri bu bees bu tudd MMA dafa am xoj dafa am lii dafa am laa maanaam daal yëfu dof la nee nag Sénégal ay bërikat a fa nekk te comme bëri dóor rek la est-ce que bëgg nga cee participer mu ne ko bala ma koy participer damay ñëw xool ci yooyu jamono aw moon chance nag xool ko nag ci lañ ko bàyyee mais ñun nag ñu ngi koy suivre bu baax a baax a baax bu ñu demee nag ba suñu ay mbër capable mën cee dugg moom mooy jaar na sport de combat la pour gars yi comprendre MMA mooy combat mixte la karatéka bi judoka bi boxeur bi mbër bi sport de combat yi ñoo dajaloo def benn combat teg ca règlement mu metti nag mu am xoj étranglé la ba nga tapé soumission mbaa ngi dóor la ba nga xam mënatoo inconscient ñu arrêté yooyu moo ci am à part loolu nag bëri moo ci am ak dóor ak wéq bëre dóor ak kuntaaba bëri dóor kuntaaba nag fu mu am nag moom day jaxasoo te ñun li ñu xam mooy dóor te suñu dóor bi sax dañ naan boo soxoree sax mën a dóor dañ naan kii daal dafa soxor daal ndeysaan kii daal dafa mën dóor te bëri dóor wut buntu la waaye nekkatuñ jamono jooju bu njëkk dóor wut buntu la woon de mais léegi nag mbëri dañuy jàng boxe jàng karaté jàng fente jàng yu bari yoo xamante ne dafa ni permettre ñu mën a xool seen adversaire mun ko dóor wàññi ko doog ko daan bu may bëri maam njambaan tolloo ñëw doole mais xam naa ne kii su ma ko dóorlu ko pañ bu ko bilimbaanee du ma ko gaaw a daan donc bu ma ko dóorlu ko pañ bu ko bilimbaanee laa enchaîné ci kawam pour mun ko daan c'est simple MMA bi bu ko Sénégalais yi bañ. sport la comme yenn sport yëpp ay nit comme ñun ñoo toog xalaat ne war nañ mën a boole boxeur beeg bërekat baag judoka baag ñi def sport de combat def ci règlement ki mën a wéq ki mën a dóor ki mën a bëri dóor pour tënk MMA loolu la
am na ay anciens champions du monde yu ci dugg peut-être feeñ guñ ko trop mais dañ ci mën bëri gisoo le russe là Khalid xaw ma naka lu mu tudd Habib yëpp ci ay combat am songo lay bëri soo ko dàqee doo day daaw na tànk parce que papa ji ancien champion de lutte la bërekat la woon russe nekkoon champion du monde moom aussi mu pratiquer lutte da ngay xool bu la ci gën a arrangé mun bëre laa mënumaa dóor waaye gi dóor nga a slip ci yeel yi daan ko nag jéem ko def fexe ay clé de bras ay clé de tête clé de cheville mënumaa bëre waaye gi du ma song may dóor wéq laa mën gis ne ku champion yi bari sax dañuy suspendre ci ay wéq ñi ay tànk dañuy wéq ci loos da nga sedd guy nga leen ni boobu ay na trop ci wéq tànk dóor na ku àdduna ba gars yi bari ci ay tànk Reug nag ñëw def affaire sénégalais boo gisee combat bi mu commencé dafa ne kii naa ko jàpp yóbbu ci suuf kon ne fon bi passé waa ji di bañ jàpp waa ji di bañ jàpp waa ji di bañ jàpp mais bi jàppante amee jeex na parce que ligue de Reug foofu dafa indi bëre Sénégal indi ko au sol di dóor mu rëcc mu indiwaat ko xëcc ko indiwaat ko mbot di dóor bañ jox ko victoire. donc nag ñun suñu conseil ci Reug mooy lan na gën a defaraat frappam gën a defaraat gardam gën a mën a wéq mën défense bi te loolu mënu ko mën ci Sénégal te xam naa fi mu koy mën te gis naa ñu koy coacher ñoo xamante ne loolu mooy seen affaire donc nag loolu la war a gën travailler rek te di patient bu xasee dóor gi peñ mu dal jaxatul yàkkamti ndax kii ñiy jàngale boxe dañ ne sa adversaire boo ko dóoree ko bëgg yëg ne wàññeeku na jaxatul yàkkamti ngay xaru ci kawam xaru bi ngay xaru ci kawam da ngay rëcciloo donc da nga war a teey xoolaat foog ko dolewaat mu sedd donc Reug daal am na âge bi am na taille bi am na gabarit bi kon boog Reug bonne chance pour le reste de ta carrière ci MMA. ouverture saison bi. ñi ngi wax huis clos ñi ngi wax pay-per-view lan moo ciy pexe. loolu ciy pexe moom mooy dañ ne huis clos ou rien je pense que ne ak wax dëgg yàlla pandémie bi dëkk bi ni mu mel àdduna yëpp wërngal këpp di def huis clos ñun làmb war nañu wane suñu bopp ci huis clos ndax dara gën a ñàkk fayda ngeen maama ci kàddu yi football bi lijjanti bay def huis clos basket bi lijjanti bay def huis clos naam sax football bi huis clos la mos doon lu match neex doo fa gis 100 personnes basket bi final amul doo fa gis 100 personnes làmb rek ngay tëgg ñaari cuuj stade bi ma jóg fees del léegi nag bu ñu yàlla tegee nattu nag indil ñu mbas mi ñu ngi ñaan yàlla mu jëlee ko fii ci ni mu gën a gaawee état xool ne dajaloo bi day wàññi doomu aadama kenn du def sax ay tolérance huis clos par force ou rien bu ñu bëggee wane suñu bopp dañuy dem ci huis clos bi ci ko mën nag forcé wuñu promoteur ndax promoteur yi bari nañu bu huis clos commencé am na ñu nar a huis clos am na xam ne ñoo xam ne ñaan man daal du ma fay nangam million pay di huis clos maa ngi dem toog waaye nag ñu fàttali aussi que ne dañ déggoon ci kàddu yenn communicateurs yi ñu ne Matar Ba le ministre des sports moo ne na promoteur bu ne def benn bilan indi ko mu dem défendre ko ci président waaye newul mu dem ci président ñu jox leen mu dem défendre ko ci président ñi ngi xaar loolu et di séentu générosité président de la République mu jàppale làmb fexe au moins làmb ji mbër yi am seen avance war a bëree mën ko bëri ci ay conditions parce que gis nañ ne kat acteurs yu bari ci Sénégal teg na leen loxo ba seen xel dal waxatuñu ñu ne tegaguñ ñu loxo te suñuy doom ki nekk suñuy jarbaat ak suñuy rakk muy seen métier na leen teg loxo pour huis clos bu mën a commencé huis clos bi nag xam naa ne kenn koy jëkk ubbi nag muy Gaston décidé na neen non man la waxal directement de dama Tafa man damay huis clos ku huis clos wul damay huis clos ku huis clos damay huis clos ba jàpp date ne daf bëgg a dëgg combat Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène le 4 avril. te war nañ ko mën a yombalal. ko grand ñun dañ la ciy jàppale ci promotion ci taxaw pour mu nekk parce que loo gis day am benn ki njëkk a ubbi rek ñee nañ ciy topp su Gaston tëggoon 4 avril léegi nga dégg 5 6 avril gaa yi tëgg y a beaucoup de promoteurs yu fi taxaw pour tëgg nañ ko def wane ci respect ak discipline même avant Gaston tëgg sax le CNG moo war a njëkk a nekk pilote bi moo war a jiitu tëgg au moins benn làmb mu nekk test ñu ne CNG tëgg na làmb ja kenn nekk fa mbër yaa fa nekkoon kenn buuxantewul kenn xëccoowul lu ñu war a mën am la bu ki topp nag moom mooy naka la ko Sénégal seetale mais pay-per-view Sénégal bu ñu bëgg lu yomb nag te li yomb na ba pare Balla Gaye bi mu bëreeg Gris Bordeaux
benn télévision wane ko képp ku ko seetaan yaa ko seetaan Lutte TV pay per view da ngay jënd sa téléphone seetaan téléphone mooy téléphone moom mooy télévision ci poche discipline ñu am ci àdduna bi yëpp noonu lay demee nag dañuy jaay ay ligne nga toog sa kër di ko seetaan même seen télévision sax dañuy di jaay ay ligne ñu koy seetaan Moustapha Gueye di toog këram ñu ne canal 102 mooy génne combat Balla Gaye diw Modou Lo diw nga dem fay am nga abonnement di nga toog seetaan sa combat tranquillement léegi nag comme que yàlla dogal na ñu am Lutte TV mu ñëw defoon ñu pay per view defoon ñu pay per view. seen affiche waaw seen affiche lay daw. seen affiche lay daw wax ji su bëree moom des fois pour gi day woo donc. est ce que doo naan ndox rek. mën naa naan benn kii de ci gàttal daal huis clos ou rien ñun ñoo xam lu ñu bëgg li ko dee xam lu mu bëgg nañ lamb gi démarrer na promoteur def effort état def effort ñu def huis clos Lutte TV def ko pay per view sur le plan national et international ku ne gis sa bopp foofu daal mooy sama conseil ci li nga xamante ne moom mooy kii bi huis clos bi ma bëgg a wax ne dama bëgg a défendre le monde de la lutte encore une fois bien vrai que je suis membre du CNG mais dama ne ren jii kenn warut a jaay licence mbër yi waruñu dagg licence promoteur waruñu dagg licence dafa nekk saison morte saison dimbalante saison labyrinthe comme que promoteur yi nangu nañu def huis clos seen licence dañu ko war a épargner mbër yi nangoo bëree seen licence dañu ko war a épargner état jël ko en charge au moins ñu xam ne ren jii de mbër yi daan dëgg licence 10 000 bien vrai que wàññi nañ ko ba ne 5 000 la ou 7 000 la mais lu ci mën a am rek mooy licence dañ ko war a épargner mbër yi épargner ko promoteurs yi épargner ko managers yi épargner ko sax écuries yi nga xam ne dañuy affilié ñu def ko saison boo xamante ne ni saison bi demee tout mu doon saison Covid. saison Covid dañ koy Covidé rek mu jeex loolu laa souhaité woon gars yi def ko voilà. ok loolu nga souhaité woon gars yi gis ko Fass ak Dakar dañu boole nekk benn écurie. dañu war a boole nekk benn écurie def nañ les premiers pas entre les deux présidents ndax nag le président mooy la personne morale. waxtaan nañ ba déggoo ci nag Fass nag ñëpp accepté nañu ba yëgal nañ ko suñu ay mbër ne leen daal def nañ fusion ñoom xamal nañu ne ñun ñooy suñu papa ñooy seen i maître ñooy seen i kilifa jàll woon sax ñu leen di woo di leen ko wax ba jàppoon date démarrage entraînement yi far mbas mi ñëw ñu xam ne kat du teggin état taxaw ne bu kenn dajaloo ngay dajal ay lu mat 100 personnes ñuy bëri ci ñuy entraîné ñu bàyyi ko di xaar ba jamono teggeeku mais fusion boobu fusion bu am la bu leer nañ la. Fass ak Ndakaaru mooy nekk war a tudd Fass Ndakaaru dinañ ko soppi ci ay këyit forcé wuñu kenn nag bugguñu aussi bruit bugguñu coow ku mu intéressé tu es la bienvenue ñëwal entraîner di nga am chance su am entraîneur boo xamante ne ku ne bëgg na ko sa ginnaaw muy Amadou Kati Diop moo nar a jël les choses en main man sax mën naa faa bañ a ne mën naa fay jaarantu waaye moom am na jot ba sa 4 heures jotee dina fa toog nitu caractère la nitu ko bëgg ndam la ndax li ko intéressé mooy gis na Fass xale yoo xamante ne mën nañ bokk ci roi des arènes mën nañ nekk champion ñooñu ku leen teg loxo ñetti yoon ñu dem seen yoon loolu ko ci gën a poussé ndax nee na Ndakaaru mën na ñàkk champion écurie Ndakaaru ñàkk champion écurie Fass ñàkk champion jekkul ci deru Ndakaaru donc écurie Fass Ndakaaru boo ko déggee day laawaale Ndakaaru gépp dafa ñu delloo si loo Abdoulaye Diop Matar mi nga xamante ne doomu Lebu la buñ ne Ndakaaru dafa war a jóg ñoom Cheikh Ahmed Tidiane Seck buñ ne Ndakaaru dañu war a jóg et tant d'autres personnes Abbas Ndoye président écurie Fass dañu bëggoon a lu mbóot doomu Ndakaaru yëpp ñu ñëw toog assister écurie bi suñu bëggee mel ni war a mel parce que yeneen écurie yi li ñu devancé écurie Fass devancé ko Ndakaaru mooy ëpp ay moyens am ñu leen teg loxo te suñu boy yi kenn tegu leen loxo li leen mënal mooy entraîner leen dem bëri ji ñu ngi góorgóorlu lu ñu mën mais suñu bëggee résultat yi suivre parce que da ngay daje gars yi ñuy kaas naan la wooy écurie bi doxul bi fi nekkee la gënoon dox man ma fi nekkee loxo bi ñu ma tegoon dafa diisoon trop da yaatu te xale yi amuñ ko leen teg loxo donc le grand sëñ de Dakar doomu Ndakaaru la ba doon sëñ grand sëñ de Dakar dafa war a ñëw dugal ki loxoom bu baax a baax a baax et tant d'autres personnes pour bañ a lim donc écurie boobu daal noonu lay demee incha allah ren bu làmb gi tijjee di ngeen gis ne Fass ak Ndakaaru ànd nañ dem ci làmb ji bëri ji bu déwénee dinañ ko gën a fësal képp ku nekkul nag écurie Fass suñu mbëri dañuy bëreeg yow suñu boy yi xam nañ ne képp ko xamante ne
nekkoo ci écurie Fass amoo suñu licence bu leen combat boolee da ngeen di bëree. Fass Ndakaaru parce que mënuñu aussi di xejjale manager yi aussi. manager bi nga xamante ne day engagé écurie Fass Ndakaaru. écurie Fass Ndakaaru donc lay engagé am na ñoo xam ne du leen arrangé peut-être. bu leen arrangé wul tamit ñu dem seeti feneen rek méttiwul ñu xëccuñu kenn même mbër yi nekk écurie Fass tey fusion bi neexu leen nañu dem feneen fu leen neex mbër yi nekk Ndakaaru tamit bu leen fusion bi neexul nañ dem fu leen neex ñi mu neex ñu ñëw ndax ñi mën a àndee ànd. ñi mu ànd ñu ànd en tout cas daal yaakaar naa ne jekk na lew na rafet na ñu ne Fass Ndakaaru fusion ndax tamit ñu ubbeekoo na rek tëjuwaat seen biir. Kati Diop moom mu coaché toute ma carrière ñoom Zallo moo leen coaché ñoom Cheikh Mbab moo leen coaché amoon na ambition dem créer ji écurie tey ji ñëwaat na pour àndaat ak ñun ndax la nuy porte conseil te njëganaay tamit am na njëriñ ñu tamit bi ñu ko waxee mag ñi dox ko dañ cee kontaan te fecc njëkk a bokk sax ñu ci jëree sam bopp pour mu nekk ndax loolu plus la waaw kon boo gars yi daal foofu la mën salaamaaleykum wa rahmatulah ci boobu kàddu. ok loolu am na solo léegi ñu dem ci page 3 bi Tafa Gueye ak TFM L'Oeil du Tigre ñu gën laa gis foofu noonu mais gën na am sax mais L'Oeil du Tigre dégg nañ ni instant bi dañ ko jëlee TFM yóbbu ko 2S ba yow sax da nga jóge TFM dem fële ci 2S TV wala Bantamba TV. foofu naa ci tontu parce que tontu bi ma ci tontu moom mooy émission L'Oeil du Tigre je pense que ne képp ku koy seetaan rek gis nga ko sur la TFM vraiment muy cravaché fort dem ba ñëpp ràññee ko mais léegi nag ça fait 1 an émission L'Oeil du Tigre amul mois de mars ci pandémie ba nëgë ni L'Oeil du Tigre amul. essayé naa fi benn yoon def émission ak Lamine Samba et je me suis pas senti là-dedans comme il le faut ma demaat toog sama kër gentiment di xaar nag pour démarrer waat l'émission L'Oeil du Tigre donc actuellement ni stand-by lañ nekk pause lañ nekk di xaar une nouvelle saison dem na fi ak demul fa yëpp man su may dem damay dem ci kilifa ga ma nekkal ne ko damay dem mais duñ ko déggantu ci ay mbedd déedéet donc aussi Mbaye Fall ma nekkal tamit c'est un ami collaborateur maa ngi moom ñoo démarré TFM pendant 1 an ñu toog fa ba suñu émission toog ba léegi dugg ci 8e année xaw ma 7e année moom aussi am na ambition wu créer yenn émission soit ci biir TFM merci soit ci beneen télévision aussi il faut on est obligé ñu Moustapha Gueye de l'accompagner je dis encore haut et fort Mbaye Fall mënu ma ko tourner le dos Mbaye Fall mel ni nga xam ne dafa ànd ak man depuis sama carrière yëpp mënu ma ko woon ginnaaw dañu àndandoo rek suukar nu ñu koy waxeeti suukar naan wala suukar tuur waaw loolu daal laa si jàppagum quoi. dem daal nga fekk ko. waaw mais moment bu may waxee yow nii daal maa ngi salarié TFM mais yàlla dogal def ma benn émission maa ngi toog di xaar clé de naissance. sën nga TFM mu ngi lay fay. ah mais bien sûr bu ñu ma fayal sax garaawul ba tey waaye chaque fin de mois ñu ma fay ça fait 1 an je travaille pas et je suis vraiment payé manqué wul 0 franc. waaye léegi dégg naa mais loolu neexuma amul ma njëriñ boo laa lekk xaalis day fekk nga liggéey ko man loolu laa gis c'est vrai que administrativement contre la femme ñi may fay may liggéey malheureusement que liggéey boobu dañ ko stoppé pour le moment di xaar defaraat ak pandémie bi man tam maa ngi toog di xaaraat. damaa foogoon Père Bécaye sax dafa ñëwoon pour négocier benn 6 mois nekk foofu rek après bu dem yóbbaale leen. non Père Bécaye ñun ñoo ko demoon jël dañ ko fekk mu toog deful dara ñu ne ko kaay ñu liggéey et bi mu ñëwee tamit wax dëgg yàlla indi na yokk na ci xar bi karaw liggéey na liggéey bu rafet ci jàmmoo ci salaamoo mu demee tamit moom ba yàlla mi mayee teg loxoom ci moom moo war a diriger benn télévision nekk le directeur nekk tout muy Bantamba TV mais bu demee bu ñu jugé nécessaire man Moustapha Gueye su ma jugé woon ne damay dem ci Bécaye Mbaye xalaat ne dinaa dem ci Bécaye Mbaye liggéey ak moom su ma liggéey ak moom dañ ciy kontaan day rëy dafay neex dafay baax mais dara du ma taxee dem ci ma liggéey ak moom mais on n'est pas encore là maa ngi toog toujours à la TFM di xaar les bons moments. ok loolu am na solo léegi ñu dem ci dernière page bi muy analyse combat yi nga xamante ne jot nañoo taxaw duñ mën a lu analyser yëpp mais dinañ ci tànn ay quelques rek Néckorel Marley. Néckorel Marley combat boobu dina neex xam nga tax muy neex Néckorel la mbër mu am sañ-sañ la am audace waaye nag yelem yooyu
day bàyyi ñu ciy dugg. ndax boo gisee loolu mbootkat la noojukat la bu ci ay action lay bëree moo tax muy bàyyi yeelam te am na taay waaye nag ñu koy waxal ne ko rek ay yeel moom ponk xajul ci yeel la gars yi di wax. Marley aussi nekk un bon technicien mais ma gis ne ces derniers temps là mu manqué mu tam njaxlaf Marley lu ko manqué tuuti mooy njaxlaf mais nag logiquement rek Marley yoonam sax bu teg woon du bëreeg heure bi dem na yoonam bu yàgg mais ay combat pourtant day amee combat yu bari mais tantôt mu def nii tantôt mu def naa mais en tout cas mbër la moo xamante ne vraiment mbër mu mën a bëre la mbër mu làmb bëgg la donc combat boobu combat bu neex la. combat bu neex la yaa ngi ci xaar bëre bu rëy laa ci xaar bien sûr. xam naa Marley mooy dugg ci yeel yi kii pàdd ko pàddum jaloole ñu àndaal wëndeelu Marley plaqué ko mu mboot ko ñu bëri fa bëri jinne loolu surtout naa ko ci combat boobu. loolu seen ko ci combat boobu noonu beneen combat bu nga xamante ne ci même jour la muy Bour Sine ak Mobile. Bour Sine ak Mobile même. Mobile saf xorom moom fils. Mobile Grand F mbooloo mooy gëj naa gis na mën naa ko trop waaw Mobile de sa waay moom tamit carrière am li mu gisantoon gisu ko ci. vraiment boo xoolee bind bi am na taille am na gabari am na sax couleur mbër daa am couleur ndax teint ba joxe na teint wu mbër nee nañ mbër day ñuul kukk te gis nga Mobile daa ñuul kukk am taille am gabari mun bëri aussi nekk ndaanaan ci fecc ak yëpp. mais nag yaa xam naa dafa amagul réussite ci combat trop wala boo coaching am moo des waaw loolu tam dama ko seetlu ci moom mais yeewu na am na nandite te bari na mbooloo li mu tënk bari na waaye am na ay bagages yu ko manqué yoo xamante ne foog mu jëm ko wuti nit ki nag soo manqué bagage da nga koy wuti buñ la ñëwaloo njaxas ne la dafa nekk vert jaune rouge noir mais soo amee vert jaune rek doyul rouge noir bi fa nga ko wuti ko ku mu nekk njaxas donc li la manqué da nga koy wuti sa bopp te moom war na toll nandite wu man dama war a am un bon coach boxing mu am coach baax parce que mu travaille ak boxe dama war a am ku may jàngal song dama wuti ko parce que gars yi écurie on peut bien dire écurie mais la ngay rawee say morom da nga koy wute fenn bokk la ci écurie bi da nga koy dolent ñambaas yàqul sër. ñambaas yàqul sër ñu ngi koy xaar tamit waa Rent DKR ñu tëgg combat boobu noonu. waaw Rent DKR li ci liggéey ak waa Lutte TV. Rent DKR mooy ñan kër ban promoteur. yu bees lañ combat yooyu. ñu bees lañu waaw. c'est bismillah mais ces promoteurs là aussi am na yu ñu war a wax ak ñoom man je ne suis pas d'accord ci ku ñëw rek bëgg a nekk promoteur. promoteur war na am jàllukaay ni mbëri di përee commencé. 4e combat non da nga war a compétir da nga war a ñëw stage da nga war a ñëw jaar ci làmb ji war na sax am lu ñu lay war na am lu ñu lay laaj nga dédommagé au niveau du CNG di ñëw di assister ñu jox la carte nga ñëw toog si daan làmb di travailler mais da ngay toog rek yor sa 500000 maa moom sama 500000 licence bi 200000 la jar ngi ñu ne ko 200000 seeti ñaari mbër jox ko 150000 jox ko 150000 jëmale déwén jéeg ñoo tëgg combat fay jot doo mën a fay wala nga tëgg combat yoo xamante ne kenn du ko seetaan da ngay indisposé ñeneen ñi te làmb dañu soxla ay combat de titan moment bi pour ñu relever làmb CNG def ku ñëw indi sa xaalis ñu jaay licence te nag mënuñu ko bañ parce que luñ taxawal la parce que bu doonoon sénégalais ñu fekk ci bitig bi ñuy jaay meew nga jënd meew waa gi dala jaayu ma la déedéet dalay jaay par force parce que commerce bi égal jënd te day jënd donc mënuñu empêcher kenn mais loolu la ñu war a réfléchir la ba kenn du ñëwee ci rek doon promoteur non seulement sax dañu war a aider y a beaucoup de gens yoo xam ne dañ dajale seen xaalis liggéey ba yore seen benn capital dugg ci làmb ji mu seey taq ñu jóge fa sonn torox loolu pour ñu épargner ko ñooñu foog ñu am stage ba amul stage jaar ci ay mbapat dañ naa la jaaral ci mbapat tëggal combat simple tegal 500000 nangam ubbil la tëggal nangam orienté la le CNG dafa am droit wu orienté promoteur yi pour mu ciy génn ndax bu dee promoteur bu ñëw tëgg du ñëwaat kon finalement promoteur du amati te moom wax na ci promoteur yi fi tëggal làmb gagné ci xaalis néew na man ma sa faagee maa ko wax tëggal làmb gagné ci ak xaalis néew na ñu tëgg ci làmb combat perte mu fopp ñu tëgg gagné ci. ok loolu am na solo benn combat bi ñuy jeexale mooy combat Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 bëri woon nañ ba nga yuuxu fa ñu wax sax sa yuuxu boobu sax moom la gars yi di fàttali. lii mooy combat waaw 2010 nañu bëri woon ci nga yuuxu woon 2012 Eumeu Sène daan na ko naax na ko daan ko 2021 bii Gaston boole waat na leen lan nga xaaraat ci ñoom ñaar. foofu damay commencé ci Eumeu Sène mbër mu nangoo bëri la. Eumeu Sène néew na lu muy refuser combat parce que moom compétiteur la
boo xool sa Eumeu Sène da ngaa amul écurie ndax écurie bu nekk am na liberté wu dugg fa contact dugg fa bëre dugg fa fo dugg fa dem lu bëgg a def waaye nag mu ngi bëri combat boo xamante ne yërëm naa ko ci ndax diis na ci moom ndax mu diis ci moom mooy fi mu jógee dafa jóge ci benn défaite boo xamante ne li ñu naan défaite bu crucial défaite bu amer défaite bu ko naqadi mooy mu jóge ci Modou Lo ndax façon défaite ba la bu ñëwee dara war ko du effacé ko te mën na ko bañ a effacé comme mën na ko effacé ba ñu bëree seen combat yu njëkk yi boobu lañ fi gën a nekk jeune cargal doon nañu bëri nañu fu ne dugg nañu fa mais boo xoolaat bu yooyu jamono nag day gis ne Eumeu Sène moo doon diriger combat moo bëri ba premier combat booy xool Eumeu Sène dafa ñëw animer combat bi Eumeu Sène buy bëri moom xeex ba bariwul njëriñ bëri baa bari njëriñ bu la ngaa moom mën na wëndeelu sa kaw bu jàppee sa kaw mën naa bëri mais boo xoolee combat boobu la dëgg da ko daa lànk bañ mu jàpp ngeen bëya la dëgg bu si xëy si gañewee sut ko rallonge taxaw nekk ci benn système boo xamante ne amu mënta bëre mais bu fa pënd ba jógee ba ñu songoo wul jargandalu wër day waral ñëpp yuuxu mu nekkoon combat bu neex ñu match nul moo tax ñu dellu si waat leen ñu bëre boo si loo ci bëre sax la ci gën a sonal Lac de Guiers moom mooy li mu expliqué ne sama tànk bi ci kanam bu delloo bi ci ginnaaw bu ma kenn fay ñëw saxal tànk ba Eumeu Sène jàpp ak tànk bu tëdd ca mais nag man damay wax yëfu Moustapha Guèye waxuma yëfu xeen wala yëfu bañ dama ne jël boobu jël bu ñu war a xoolaat ndax ki jàpp tànk wañ wala ki jàpp tànk ñu samp la kii dëj taatam ki suuf ki sam boppam jàll ci ginnaaw kan lañ ci war a jox jël loolu tamit dama ci interpellé corps arbitral bi parce que tamit loolu li koy teqali ci ay en général day am ci discipline yëpp fañ leen di teqalee dafay nekk caméra ak ci am action yoo xam ne jëlu laabaali la mënuñu wax jëlu njaaxaay mbaa jëlu daanoo ndoo man jusqu'à preuve du contraire combat Eumeu Sène boobu ak Lac de Guiers 2 boobu man mënuma nangu ne Eumeu Sène moo daanoon Lac de Guiers. daanu ko daal pour yow. pour man daanu ko mun naa am pour yow moo ko daana mun naa am pour Pala Diop moo ko daan mun naa am pour Mansour Diop mun naa am pour Beuz mais man sama bopp jëm bopp ji boo doon arbitre damay de waar ñu bëraat parce que action bi nag mu demee ci jàpp tànk ba ak wañ ba ak samp bopp ba ah loolu tamit lu ñu jar a xawaat loolu ça doit être millimétré même football bu hors-jeu amee benn loxo sax day indi hors-jeu benn catu tànk benn catu tibia rek day indi hors-jeu. gaa dañuy teg taalal ligne bi identifié ko mu leen nañ ñu xam ne kii hors-jeu na des fois yow ñu siffle hors-jeu ñu wane ko xam ne kii hors-jeu wul commentaire bi ne non ça y a rien y a pas hors-jeu mais arbitre bi tam doomu aadama nit la day am position mais man combat boobu daal waxuma ko nag pour dama am benn problème kii que ce soit de dama ko en tant que Moustapha Guèye moo xamante ne làmb rek la ma ne combat boobu dañ ko war a bëri wala boog leerul ci man. ok loolu am na solo léegi lan nga xaarat ci ñoom. li may xaar ci ñoom moom mooy lañ ñu wanoon ci premier combat ba ñu wan ñu lu ko raw xam naa ne sax at yi wuute na fi ci diggante bi ndax loolu boo koy tàggataat war na pour juróomi at ci ginnaaw ndax la ba fa nekkoon mën na fay manqué. ci ñaari mbir yi waaw tax léegi mbër yi dañuy au lieu ñu ñëw Eumeu Sène au lieu mu ñëw ni ma ko xamee woon mu doon mbëru dugg génn mbëru carax mbëru mboot mbëru caxabal mbëru bëti poxataan mais Eumeu bu fekkee léegi dafa ñëw bëgg a am masse comme yeneen mbër ya loolu da koy jafe am na combat yu bëri yu mu perte yoo xamante ne indi masse ci combat bi dama ko perte loolu booy bëri Bombardier indil masse c'est pas grave mais am na ci mbër yi sobaan yoo xamante ne soo bëree ñoom jarul masse physique baay bëri doole ja bëri rapidité bëri nga am ay muscle saillant mën a exploser mais léegi nag ni ñu toll ñoom léegi seen bëri du neexati na mu neex woon cryptage mooy am rek su ma ñëwee ci Lac de Guiers numéro 2 dafa nekk mbër mi nga xamante ne ñëpp ko bëgg a daan te kenn mënu koo daan ndax nag xool li mu bëri yëpp ci carrière am boobu loolu lañ fa defet boobu ñu ko jox mooy dañ koo taqal defet ndax ba léegi neewul nganañ ba léegi neewul gëpp ba léegi neewul det donc kooku mbër bu naqale bëreel la ñim bëreel ci carrière yëpp te kenn daanu ko ci ba ci man mii ba ci Yékini ba ci ñeneen ak ñeneen ba ci ñoom Boy Niang ba ci nangam sangam ñu amul kenn ko ci mën a maal ma ne daan ko ba ci Eumeu ba ci Modou Lo bëgg na ñaar yoon ñoom ñaar yaakaar naa donc c'est un lutteur boo xamante ne dafa am bëre bu ñuy denc dafa denc bëreem dafa làqatu dafa nëbbatu bu ci booloon di bëre nag dina gën a neex te ragal naa ne bii combat moom tamit ndam dong moo ko ci arrangé. waaw dafa jóge ci combat wu moom Boy Niang ñu naan daan na ko
mais moo yóbbu victoire ba ah mu war a ñëwaat fii nag wala leeral diggante mag revanche nañ ko tuddee revanche parce que jox nañ ko victoire am donc combat la boo xam ne daf ci war a farlu am ci condition physique bu doy am ci bëree bu doy pour mun a ñëw te xam nag gaynde gu mer la fanaanoo lay bëreel Eumeu Sène buy ñëw ci làmb ji dina mel ni beneen mbër bu bokkul ak Eumeu Sène bi ñu gisoon waaye daal bu mu duuf mu nawi rek na ko teg ci yoon rek. ok am na solo waxtu bi moo ñu xoj comme ni nga koy waxee dinañ ñëw sa kër nag nga analyser ñu combat yi taxaw yëpp parce que dugguñu ci Ama Baldé Modou Lô dugguñu ci Balla Gaye Bombardier ak yeneen waaw Diène Kaïré Modou Anta Diène Kaïré Modou Anta waaw Siteu Papa Sow yooyu yëpp dinañ ñëw waxtaan ci incha allah beneen yoon dina ñëw sa déplacé wu ñëw sa kër. alhamdulilah bi amin mbokk téléspectateurs yi mbokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy Lutte TV seen émission à la une ngeen di béggee di leen kontaane premier numéro bi di leen wax ne salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. bismillahi may tàggu yàlla rahim may tàggu yonantu maa ngi tàggu jibril yaa salaam tàggu mbàkk burub julli kaay kar jin mar jin jus nung tukkee ngullu kut ngullu kuréen ngullu fa yàlla xurbi ndaa tàll lu la gisul du la lekk bismillahi may tàggu moom làmb te ngi jéeñ maam gisoo nga ca mul suwe nga ca laañaar mbañ faale nga ca njoxoo ba maasa nga ca gurgureen yil faye nga ca pay pay Ousmane Diagne nga ca njomba maru baa nga ca waalo Amadou Ba si na nga ca waalo